militaire la ndax mu ngi ci armée bàyyeegu ko ba léegi wala militaire un jour militaire toujours comme ni ñu koy waxee. waaw ñu ngi lay dalal ci plateau Bët Set. asalaamaaleykum wa rahmatullah. maa ngi leen di nuyu di leen di ziar yéen ñëpp ci aljuma ji. yéen waa Bët Set. waaw di nuyu peuple sénégalais bi yëpp. di ci jiital kilifa diine yi. waaw di ci jiital kilifa diine yi. di leen di nuyu seen internaute ak seen téléspectateur ak seen téléspectatrice. di kontaan bu baax nag am teew fii tey. waaw vraiment kontaan naa bu baax. jërëjëf Mamadou Moustapha yow armée yaa ngi fa dugg 2009 maanaam nekk ci classe li ñuy wax 9-3 maanaam ñu ko xamul 2009 3e contingent donc bokkoon ci bataillon de reconnaissance d'appui muy BRA loolu lañ leen di woowe ba nekk Casamance ci ay année ba 2011 ci suite d'une opération de sécurisation fële ca Casamance ndog dal la fa nga am blessé est-ce que mun nga ñu ñëwaatal un peu ci circonstances yooyu rapidement rek balaa ñëw dugg ci sujet d'actualité. ok waaw comme ni nga ko waxee man classe 2009-3 la. voilà bi ma jógee Bango maa ngi dem 25e BRA mu ngi nekk Bignona. 2009 ba 2011 laa blessé benn petit matin dañoo xëyoon di jalonné ji. ci forêt bi bañ sama doomi bàjjan yi braquage yi ñuy braqué oto jàmbur yi di nangu seen alal chaque jour bu ñu xëyee rek dañuy dem monté ji. comme ñoom xam nañ ne chaque jour ñun danañ ñëw ki nga xam chaque jour dana jaar foofu xaar ko day yomb daal. jour boobu ci la ñu tendre embuscade voilà man ci laa blessé daal. ay gaañu lan la woon embuscade bi lan la ay fetal la. wala waaw RPG lépp waaw. moo ma laal ci loxo yi quoi. éclat RPG moo dal sa maanaam genre bombe la. RPG daal RPG mooy roquette yooyu ñu épaulé noonu waaw. waaw première coup dama njëkk am coup fii quoi ci tànk ma njëkk a jam ci tànk. voilà par la suite ma am ay éclat RPG ci loxo yi waaw. blessure bi mu amee bañ amputé la nan nga ko dundee. waaw dama ko dundee dama jàpp ne daal destin la yàlla moo ne woon rek ala kulli xaal loolu dana ma arrivé sama dund. waaw ma accepté ko avec philosophie. gëm nangu rek waaw métti woon na nag. ndax jeune toll ci 22 ans natt boobu dal sa kaw. dana métti. waaw parce que amoon nga yaakaar ci armée. amoon nga quelque chose dans la tête. waaw macha allah physiquement it taxawoon nga. amoon nga yaakaar ne da nga sori ci armée bi wala bëggoon nga daal waaw. sori ci armée bi voilà loolu bu la dalee dana métti. mais voilà. jërëjëf comme niñ ko gisee moom dafa amoon ay gaañu yu tax mu am ay amputation ci loxo bi mu tombeek nag jamono ji tamit am yu mel noonu xew fi ci affaire Sonko ñu gis fi ay militaires yoo xam ne grenade tàkk na seen kaw ay civils yoo xam ne tamit amputé nañ leen ñaari nit ñoo xam ne seen loxo dem nañ ci tey nan ngay jàngee situation boobu ginnaaw tamit bi mu amee ay mort. waaw maa ngi masaw peuple sénégalais bi yëpp. vraiment di ci ñàkk seen bakkan maa ngi leen di jaal yal na yàlla yërëm leen yàlla jéggal leen xaare leen aljara fi daw si. ñi ci ñàkk ñi nga xam ne dañ ci jëlee ay blessé it maa ngi leen di masaw di leen di ñaanal yàlla ñu wër ci jàmm. ñi ci ñàkk seen alal it ñu ngi leen di masaw dëgg fa yàlla situation bu regrettable la ñëpp métti lu nañ ko voilà mais waaw comme blessé yi ku ci mel ni Diallo astafurlah Ka Mohamed Ka agent GIGN bi. barki dem rek dem naa seeti ko hôpital voilà pour. remonter ko moral voilà compatir ak moom ci li ko dal voilà encourager ko en tant que man grand blessé man sama ñaari loxo laa ñàkk Casamance voilà moom benn loxo la voilà fii am na ñoo am seen ñaari tànk ñii seen loxo ñii seen i bët moom nag boo gisee affaire am bi métti nit ñi wala mu kii sa nit ñi yëg ko torop dañ ko jàkkaarloo moom di ko gis en direct dëgg fa yàlla man dama ko yërëm jour bi loolu di am boobu maa ngi ci télé bi di seetaan ci fauteuil bi laa jógee rek daanu damaa xaal parce que dama xam li ci loolu métit boobu ak destin boobu man dama bëggoon loolu buy ñëw rek na yem ci man daal natt boobu parce que loolu neexul daal voilà mais gis naa ne moom ku fort la mentalement maanaam ba la lii dalee daal bëggatoo mu dal keneen moom mu dal keneen mais moom gis naa ne il est fort mentalement voilà sa discours ba nga fa demee lan la doonoon loo ko wax ak yooyu noonu waaw dama dem ma saw ko ne ko ñëw naa nag ci turu sénégalais yëpp ndax man maa ñëw mais sénégalais yëpp ci biti ñu ngi lay masaw di méttilu ak yow di bokk ak yow méttit bi te di la ñaanal vraiment ñu ngi lay méttilu daal ne ko dama ñëw en tant que peuple bi waaye en tant que armée sénégalaise en tant que la gendarmerie nationale en tant que aussi président de la république chef suprême des armées ñëw naa ci turi ñoo ñëpp
waaw ñëw it en tant que blessé ndax boo ma gisee nga mun a am moral tuuti nga gën a mun a muñ waaw nga gën a mun a muñ ndax gis nga ku mel ni yow wala koo xam ne sax moo la gën a métti le voilà te man maa ngi koy gérer am ma benn problème nit moo may gis di ma yërëm ni mais man voilà je dégage avec la tête haute fièrement aw ma problème militairement quoi voilà réew mi lañ xeexal ba li dal ñu kon waruñu am benn problème jaajëf ndax tey yow en tant que militaire xooloo ne gisoo ne ak yi fi am waroon nañ ko mën a éviter ndax waroon nañ ko mën a éviter li fi am keroog yi ak bés yi passé man ni xeex blessé yi ci am na xeex yeeg blessé yeeg même lii yëpp am tey nii ba mu yegg ba ci kii bi waaw gars yi dañu ne politique la ñii ne entre ñaari citoyen sénégalais la voilà mu ngi noonu daal nettali xeex dak day indiwaat kii loolu bëgguma ci avancer trop non maanaam en tant que benn personne boo xam ne engagé pour sa patrie en tant que militaire dama ne ndax sa jàppoo ne tey cohabitation entre civil ak kii mënoon na am ba nga xam ne lii duñ ci yegg li may wax mooy population bi gën a respecter force de défense et de sécurité yi xam ne ñoom lañ fi nekkal dañuy bàyyi seen lépp amuñu vie boo demee ñenn ñi ngi Casamance ñu ngi ci tranchées yi suba ak ngoon bu dégg bëccëg sa jabar day nekk en état bu am doom doo ko gis ñu ngi ci problème yu bëri daal boo ñëwee fii it ci dëkk bi gis nga force de défense ñu sonnee ñu ngi ci tali bi amuñu vie daal métti na c'est normal population bi respecté leen considéré leen voilà di leen di honoré ñoom it loolu daf leen war ñu xam ne ñoom it ay nit rek lañ suñ jógee ci camp yi ci kër yi la ñuy dellu seeni rak seeni doom seeni papa c'est la famille daal voilà cohésion kii boobu dafa war a am communion entre population beeg force de défense yi bavure yi ñu koy moytu voilà ñu koy moytu c'est vrai que tey benn gendarme wala benn militaire bu nekk ci terrain théâtre violence ban état d'esprit lay am parce que xam na ne tamit ñi muy jàmmaarloo am xëj na ay rakam lañ ak ay ban état d'esprit moom lay waaw ñooñu dañoo war di demee avec diplomatie voilà vraiment bu am na yoo xam ne nag mu doon ñàkk peut-être bu ñu demee ba toll foofu lañ leen di wax ne utiliser leen lii wala def leen lii wala la mais ay manifestation nii rek wax dëgg fa la war nañ ko mun a gérer waaw ba mu bañ a voilà war nañ ko mun a gérer daal voilà mais ñoom seen i yitte wala seen i gis-gis ak seen i yéene du doon loo xam ne mooy ñëw dal ci kaw askan wi yow nga xam ne amoon nga position boo xam ne da nga nekkoon militaire di intervenir nan ngeen doon dundee loolu maanaam du doon loo xam ne dina leen neex wala dañuy gis ne ñenn ñi dañuy agité ba dañuy bëgg a dal ci kaw kii yow nan nga xam nga seen mission du loolu protéger les personnes et leurs biens loolu mooy mission bi kon voilà kon leneen bu ci amee rek loolu taxu leen jóg loolu du mission bi mais foog des fois day am ay incident voilà loolu kenn souhaité wu ko parfois ci manifestant yi lay doon provocation voilà mais ñoom ñoo war a am dal rek voilà ak seen formation xam ne voilà bañ a topp nit ñi seen kii quoi bañ a topp population bi ci seen ardeur voilà ok waaw gis nañ ne ñu bëri tamit jàpp nañ ne nit ñi dañoo waroon alerter ba nga xam ne duñ yegg ci lii yow en tant que tey militaire nga mais xam naa ci sensibilisation ngay gën a yëngoog yooyu ndax alerte bi gisoo ne manqué woon na pour ñu bañ a yegg si fii waaw jàpp naa ne am na ñu doon wax man moom balaa sax lii di am bëggoon naa def sumay déclaration wala ma lancer ay appel mais peut-être amoon fu ma ko waxee fan laa am fu ma ko waxee sama page Facebook laa bind artu waaw wax président ne ko war nga jóg wax ak population bi sauver réew mi am jàmm ndax lii buñ ko continuer nii réew mi dana dem ci musiba te boobaa arrangé wul kenn voilà arrangé ñun réew mi lañ am voilà te réew mi dañ ko xam ci jàmm ko wax Sénégal mu ne pays de la teranga ñëpp bëgg fi ñëw ñëpp di fi ñëw di fi investir kon loolu bu amee day dugal réew mi ci guuta voilà ñi waroon wax nag pour man am na ñu doon wax waaw mais yow utiliser nga daal sa canal bi nga mënoon a am pour alerter voilà ndax dégg nañ ko waaw parce que bi ma ko defee gis naa ñu bëri réagir nañ ci voilà apprécier nañ ko daal su ne ma yow macha allah daal vraiment ak it ñi ma mën a woo téléphone it woo naa leen ku ci mel ni aide de camp président bi le colonel Maïssa Sele Ndiaye suma xarit suma chef suma lépp moom amul ko gën a jege président mooy aide de camp bi woo naa ko waxtaan ceeg moom ne ko mon colonel vraiment président wax ko mu jóg wax ak sénégalais yi dalal apaisé ndax réew mi moom lañ ko dënk
su amee jàmm moom la ñuy wax lu ci amit président la ñuy wax quel que soit alpha. voilà mu dalal ma ne ma waaw affaire yi dana dal voilà. mu rassuré ma daal. voilà. ok bi nga gisee violence yi yow mi nga xam ne tamit subir nga violence sa xel ci lan la nekkoon instant boobu wala perturbé woo wala nga am xel mu ñaaw wala genre yu demee noonu. si parce que voilà violence dafa baaxul boo gisee ay nit di dee. ay nit di ci jëlee ay handicap ñuy dagg seen loxo ay jeunes loolu neexul quoi. ñuy toj ay biens publics xam nga di toj ay affaires yi jàmbur loolu neexul dëgg fa yàlla. kenn rafetlu ko. voilà mais nag dama jàpp ne ñi doon manifester daa amoon ñu leen rax man loolu laa jàpp rek ñoo xam ne manifester rek taxu leen mun jóg. voilà loolu laa jàpp. dañuy def tour de table ndax xam naa ne question yu bëri war na jógee fee ñëw ci yow par rapport ak information ak par rapport ak yow mi nga xam ne sa jëmm bopp ak sa parcours kon Mouhamed. sama gars yi buñ paree rek ñu ñëw ak Mamadou Moustapha. Mouhamadou Moustapha maa ngi lay nuyu. sama turandoo nga. di la dalal jàmm ci plateau bi. maa ngi lay ziar. di la masawu di la baalu ak aussi ci déplacement bi ak dérangement bi. jërëjëf. di kontaan di am respect bu baax a baax ci yow. jërëjëf. vraiment jàmbaar nga et voilà royuwaay nga ci réew mi. jërëjëf. bon courage. damay bàyyi rek ab mu posé la question. laataa ñeneen ñi ci des ñu jox la donc Absa Anne. moom moo ñu doon suivre lépp lu nekk ci terrain bi. Absa Anne moom moo xew moom la woykat yi di woy fan. moo doon soldat tenue militaire bi. wàcc ci terrain moom mooy soldaaru kër gi. combattant voilà macha Allah. Mamadou Moustapha ñu delluwaat di la dalalaat bu baax a baax te itam di am mbégte gis ni que malgré li nga xamante ne bii dal na la mais da nga ci ànd ak ngëm gu baax a baax te gëm ni lépp lu xew ci dund nit rek destin la te itam ba tey yaa ngi wéy di engagé wu parce que servir sa réew ci ay manières yu bari la ko nit mën a defee te yow yaa ngi koy prouver ba tax ñuy rafetlu bu baax a baax taxawaay bi man fi ma bëggoon ñëwee rek mooy ni que lu mel ni dal na la ndax ba mu la dalee toppatoo gi war ndax quoi qu'on puisse dire ki nga xamante ne bii dafa choisir sol tenue nekk homme de tenue pour défendre réewam day def patriotisme waaye war na cee mën a jëlee li nga xamante ne moom lay suturloo donc ndax lu mel nii ba mu la dalee amoon na suivi pour jàppale la nga mën a am benn liggéey booy def wala li nu mel ba tey ci même cadre boobu ndax jàpp nga ni traitement salarial laa koy woowee ci homme de tenue yi Sénégal gëdd bi nga ko waroon jox nañ ko pa état du Sénégal ndax gëdd bi nga xamante ni moom la ñu waroon jox homme de tenue jox nañ leen ko. ok ñu dem d'abord à ci suivi bi. ok suivi bien merci soxna Absa. waaw. question bi mooy maanaam ndax bi la affaire bi dalee. suivi bu ca war. amoon na si parce que tamit da nga yor njaboot boo xam ne tamit toogoon nga defatoo dara. ndax suivi bi amoon na suivi boo xam ne da lay permettre ngay revenir say besoin nga waaw nga koy mën a satisfaire. waaw man alhamdulilah vraiment. bi ma li dalee bawuñ ma état bi bawu ma toppatoo na ma assisté na ma. ci côté yëpp vraiment faj nañ ma wóor naa ñu defal may appareil xam nga. voilà biñ ma appareil ba pare. maa ngi liggéeyaat damay xëy di liggéey ci administration laa nekk maa ngi xëy di liggéey di servir réew mi davantage. ban administration wala. maa ngi ministère maa ngi budget. fa laa nekk voilà ministère des finances budget fa laa nekk. voilà su ma ne fa laa nekk dañ ne waa kii moom lan lay def foofu ak ay prothèse am. prothèse yi dama ci jàpp mun naa jàpp. jël dossier yóbbu maa ngi fëpp maa ngi trésor maa ngi SDG administration yëpp xam nañ ma. ay dossiers yu am doole. finance moom ñëpp xam nañ ne lu am solo la ci réew. voilà dossiers yu bëri ma koy yóbbu ci différents kii yi voilà maa ngi liggéeyaat daal maa ngi servir réew mi davantage. toogoo daal bàyyi. tooguma voilà alhamdulilah. wax na ci suivi bi noo def ba protéger ak yooyu nan la kii parce que xam nañ ne du lu xaw a yomb trop. te gëw ma ne am na fii si suñum réew. voilà prothèse yi son excellence moo ma ko defaral président Macky Sall bi ñu ko falee 25 mars 2012 dafa ñëwoon 20 avril hôpital militaire fii Wakam. bi mu ñëwee seet si blessé yi ci la ma gisoon mu ne man nañ ma yóbbu France defal ma ay prothèse yoo xam ne tey danaa ci mun di liggéey di ci jàpp di ci def comme ci li ma nekk nii tey. voilà moom moo ma ko utal moo ma ci jàppale. vraiment maa ngi koy gërëm bu beneen bi mooy traitement salarial bi muy wax ndax mu ne. force de défense yeeg yooyu noonu am nañ liñ leen di cëralee ndax tolloo na ak seen. vraiment ñooñu moom. luñ leen jàppale rek doyul. dëgg fa yàlla lu leen état bi jàppale rek doyul gis ngeen réew mi bi mu nekkee ci guuta bi mu nekkee ci yenn situation yi ñoom rek ñoo ko mën a régler wala ñoom rek
su ñoo doon ñoom dana gën a ñaaw dana garaaw parce que situation bi am fii bu fekkoon yeneen réew yi la kon dana am ay centaines de morts mais peut-être ñoom seen professionnalisme maîtriser nañ ko voilà bien vrai que même mort yi ci am sax ñu ngi koy méttitlu neexuñu bu ñu sañoon du am benn mort mais peut-être lu mën a doon ñàkk la ak it engouement bi fi mu tolloon ak voilà dafa dégénéré daal voilà kenn souhaité wu ko woon mais daal bëgg naa état bi gën leen a jàppale muy force de défense et de sécurité yëpp yokk seen salaire yi voilà prime yeeg lépp ñu jàppale leen voilà vraiment jox leen seen gëdd voilà ci wàllu woowu tamit financièrement ndax ñu mun a jàppale seen i njaboot jàppale seen bopp liggéey bi métti na tout ci ça côté boobu aussi ñi nga xam ne tamit ay blessé lañ bëri na luñ leen di déglu ñu dégg ñuy ñaxtoog yooyu loolu loo ciy wax waaw blessé de guerre yi waaw man ci laa bokk man maa ngi bokk ci association nationale des anciens militaires et invalides du Sénégal ANAMIS mu ngi nekk maison des anciens combattants am na beneen association bu ñuy wax Rangers grand blessé yi mooy ñun état bi indemnisé woon na grand blessé yi indemnisé woon nañ ñu voilà xam nañ daal voilà kon léegi xaw na am stabilité par rapport ak seen revendication yi ñu fi doon dégg yu bëri ay ñaxtoog yooyu di doon marche ba ñu leen di brutaliser sax waaw des fois peut-être lépp motul mënul mot mais grand blessé yi daal xam naa ne indemnisé woon nañ leen voilà yu bëri daal def nañ ko peut-être nag am na yu des voilà jërëjëf Mouhamed lépp mot na wax ayca ñu demaat ci beneen question ayca merci beaucoup soxna Miana Faye laa lay bàyyil mu laaj la laajam. dalal ci plateau Wërsëg sama question daanaka ab sa tontu laaj na la ko mais comme côté psychologie est-ce que ñoom jàppale nañ ci bu baax parce que étant militaire nga war a nga bëgg ko di servir sa réew bu la yenn gàllankoor yi daree est-ce que amul lu muy jur ci yow est-ce que ñoom suivi bi waroon ci côté psychologie bi ñu def nañ ko ok waaw loolu am na benn kii bu ne fii service bu ne fii hôpital militaire moom pour loolu rek la psychiatre lañ quoi ci yooyu la ñuy yëngu voilà pour blessé yi mu jox leen moral di leen di suivre voilà am na daal mais man alhamdulilah man moom loolu jotuma ci jaar kenn mosuma jox wax dara wala non man alhamdulilah psychologiquement voilà philosophe dama ko gérer daal avec philosophie voilà ak en tant que jullit nangu dessin bi voilà dund suñ dund rek mais bi mu la dalee yii bu dalee nit normalement xam naa pensée yi koy traversé dina bëri nan nga ko dundee woon ba mu la dalee tak rek nga xam ne ñàkk nga say loxo en tant que militaire bu ñàkkee ay loxoom cëram dina xaw a métti tuuti en tant que nit tamit nan nga ko dundee loolu waaw début bi moom dana métti lu la am yi lay traversé yooyu ndax mën nga ñu ci ju waxal tuuti ay début bi moom dana métti su ma ne la méttiwul wala waxuma dëgg métti na ci nattu bi destin bi ci douleur yi ci lépp ak it yéene bi nga amoon pour sa réew ak ni nga bëggee woon armée loolu dal la ak it mu fekk la ci jeunesse neexul daal mais voilà man alhamdulilah vraiment yàlla dimbale na ma daal bo problème daal aw ma ko dëgg fa yàlla mais am na ñoo xam ne mentalement dinañ si waaw dafa am ñoo xam ne dañuy tàggoog seen i sago am na ñuy dof voilà am na ñoo xam ne dañuy dof lu ne gis nañ ko daal ci blessé yi façon bu ne am na ok merci beaucoup ma sof rek ci laaj bi ndax aussi des fois du la def ay traumatisme comme par exemple ci manifestation yi bi nga déggee bruit yi coup de canon yi comme ni ñu koy woowee est-ce que doonul def tiitaange ci yow wala mu def la ay traumatisme wala nga tëdd ba guddi di ko xalaat wala di ko gént wala ngay seetaan film mu jékki-jékki gis gars yi di guerre nga tiit ci ndax du lay dal waaw bu ma waxee dëgg moom surtout cas yi adjudant bi nee naa la jour bi may seetaan direct bi parce que dama doon seetaan télé jour boobu direct waaw bi muñ ne loxo bi kii na ci suuf laa jógee rek maa ngi ci fauteuil bi dama daan ci suuf damaa xaal dama jékki-jékki daal gis nañ ma yëkkati boobu sori naa quoi xam naa li ko dal xam naa ne man ak moom voilà sentiment bi ma am mooy voilà bokk nañ li ñu dal voilà te loolu dafa métti waaw film it man du ma ko seetaan mënuma seetaan film daal voilà mënuma ko seetaan ndax daf may yóbbu ci lu bëri daal damay fàttali waaw merci beaucoup ma jox soxna Aïcha Thiam mu laaj la. maanaam sa sow ñu lay nuyu bu baax a baax di la dalal ci plateau Wërsëg bi di lay jaajëfal aussi bu baax comme ni ko ñëpp waxee rek xeexal sa réew ba ndogal dal la si nga ànd si gëm yàlla bu baax macha allah ñu lay sant di la gërëm ci loolu. man nag damay génn côté boobu tuuti di laal côté peut-être seen corps bi parce que tey en tant que ancien militaire ci digg manifestation yi dëkk bi di xeex benn xeex boo xamante ni mën naa ne loi moo ko ëmb ñu gis benn capitaine daal di def démission yow tey en tant que militaire naka nga gisee loolu démission capitaine Omar Touré. waaw démission moom loolu armée da ko kii
ci armée dafa am ci armée daal. bu la neexee nga démissionné. mais ak it na ngay démissionné. voilà parce que mënoo démissionné tey pour man suba nga ne ci presse bi di wax. yow accepté guñ sax sa démission ngay wax. voilà loolu pour man leneen la daal. voilà kii de réserve dafa am ci armée quoi droit de réserve. voilà te armée discipline la ñuy njëkk a jàngal. boo ñëwee armée tak la discipline lañ lay jàngal la discipline fait la force principale des armées loolu la ñuy njëkk a jàngal. capitaine bi xaw ma ko mais pour man li mu nekk di dévoiler nii pour man waru ko. waxuma sax ci ay cas yi ci cas bu mu mënoon doon. waxuma ci cas yi Adji Sarr ak Sonko wala ci kii bi lay wax quoi man. ci ni mu ko defee. armée quoi en tant que armée. voilà mënoon na bàyyi boo gën a armée parce que armée même boo jëlee retraite wala nga kii sax am na temps bu ñu lay may. fekkee da ngay def politique wala moo xam leneen looy def. pour nga dogay moom sa bopp. mais moom bind tey démission suba ngay dévoiler ay enquête wala ay kii loolu moom rafetul. vraiment honoré wul armée sénégalaise quoi loolu rafetul. ba tey suñu ay recherche aussi comme li nga wax honoré wul armée sénégalaise mais d'après yéen seen corps mënoo démission tant que defoo 10 ans de service. waaw foog naa loolu la ñu wax waaw. waaw loolu la ñu wax te aussi démission dañ koy accepter. boo defee démission demande xaaral voilà mais yow nga bind démission même pas une semaine. waxaguñ la dara amagoo retour ngay xëy di. divulguer ay mun nga bind démission hiérarchie bi bañ. ñu bañ waaw ñu bañ. jërëjëf merci beaucoup Moustapha ma jox sa beneen turandoo ci plateau bi tey ñett Mouhamadou Moustapha la fi ne donc tos lañ koy gën a xamee donc moom aussi mu laaj la chef Moustapha ñun dañ lay jaajëfal bu baax a baax ñun dañ lay féliciter duñ la encourager parce que xam nañu courage baa ngi fi tout yow moom kuy wut courage source nga dañ yow ñëpp dañoo war a motiver aussi yow waaw ndax yéen lépp lu ngeen def pour ñun la aussi ñun nga défendre ba yàlla def lu ñu def te nga nanga ko tamit yow moom dañ lay féliciter kenn amul sa fay man laaj bi moom mu ngi jëmoon ci tey ndax xalaatoo benn parti boo xam ne benn pàcc boo xam ne peut-être armée da koy créer boo xamante ni ci biir armée lay nekk mais boo xamante ni yéen ñu mel ni yow donc ñoo fay fonctionner ci biir armée bi comme yow ni nga blessé nii du jar ngay génn di dem finance mais ci biir armée bi ba tey ñu créer leen loo xamante ni yéen blessé yéen a koy liggéey. waaw macha allah loolu am na solo. armée de am na ay structure ay agence de réinsertion fii mu ngi fii ci à côté nii rek pour blessé yi. loolu teg nañ ko pour boo génnee ci lii ñu jàppale la nga am loo def mënal sa bopp. yooyu yëpp def nañ ko. voilà mais structure boo xam ne daal armée teg na ko wala état bi teg ko pour blessé yi ñoom rek ñu ne fa moom. amul gisaguma ko. voilà bien vrai que nag armée booy ressources humaines bu ne mu ngi fa. blessé yi façon métier bu ne mu ngi fa. am na ay comptable am na ay chauffeur lu ne rek mu ngi ci biir armée. voilà. gars yi bu ñu blessé wala ñu jeexal da ngay gis ku retraité du doon mag. maa ngi ñaan ñu leen di yóbbu ci direction yi comme man sens bi ñu ma may. ñu may leen ko direction yi yaatu nañ Porang fii Kud voilà Dakar dem dikk. ñu yóbbu leen ci kii daal ñu liggéey. ñoom si service administratif armée. ndax amul tamit ay blessé yoo xam ne dinañ fa mën a ne ñoo xam ne duñ ay grand blessé comme ça si voilà am na ñu fay nekk. si wax nga dëgg intendance am na. boo demee intendance am na ñoo xam ne. voilà comme sa tànk bu amee problème amputé. mën nga dem ci bureau administration ñu ngi foofu. ñu ngi ci boulangerie yi intendance ñu ngi ci fourrade ñu ngi ci voilà ñu ngi ci lépp. ok kon du ñëpp la ñuy bàyyi quoi am na ñoo xam ne dañuy. ñu ngi foofu intendance boo demee intendance waaw. ok d'accord. ok Mohamed. merci beaucoup damay jël question wu Limamoulahi mu doon laaj image yu ñu gis militaire bi nekk ci kaw char bi di zibilé ànd ak manifestant yi di fecc. ndax loolu armée maye na ko. si loolu dara new ci loolu dafay kii ak population cohabitation c'est normal. dafay indi relation voilà booy seet armée dafa am benn concept bu ñuy wax armée nation. au-delà de militaires yi ñu doon homme de tenue yi. ay citoyen lañ lépp lu la war yow ñun daf ñoo war. boo demee ñoom ñu ngi tabax ay tali. pour population bi ay pont. voilà génie. bi pandémie bi commencé santé des armées defar ay hôpital di def ay dons pour civils yi inondation boo demee Dakar Médina Gounass ba intendance des armées day dem chaque jour ay milliers de kii lay def ay pain voilà armée nation concept boobu voilà merci beaucoup beneen laaj bi ma bëgg a laaj mooy xibaar yi ñu jot démb cong gi nga xamante ne ni
rebelles yi songu nañ ko benn auto militaire ba mu am benn mort ak 5 blessés te ñu ngi doon ci moment boo xamante ne nii politiquement sax Ousmane Sonko defoon na déclaration pour jàmm ñëwaat ci yow cong googu noo ko gisee ak lan ngeen jàpp ne moo ko waralaat est-ce que du lu nit ñi ragal mooy contre offensive la ñu def par rapport ak li nga xam ne armée defoon na ko fan yële. waaw dëgg naa ko mais su ma juumul du cong mais dañoo tëb. waaw dafa yéeg ci miir waaw mine anti-char la quoi. voilà waaw dañ koy métti lu rek vraiment di. ñaanal ki ci gën a àdduna dëgg naa am na ko ci wàññeeku. yàlla jéggal ko blessé yi ñu wër ci jàmm. waaw conflit boobu daal bu ñu sañoon day jeex. voilà une bonne fois pour toutes définitivement mu jeex. Sénégal nekkat ci jàmm ndax foofu ak Sénégal benn la. voilà bien vrai que nag wàññeeku na lu bëri mais ñu ngi ñaan daal mu gën a jeex ku ci mën a dox daal. ci jàmm nga dox ci Casamance nekkat ci jàmm voilà. loolu mooy intérêt Sénégalais bi yëpp Sénégalais yëpp. merci beaucoup Ousmane ma bàyyi la nga wëyal. voilà jërëjëf xam naa bu ñu jógee ci côté boobu rek gis nañ la li ñuy tëjee mooy gis nañ la en 2019 bi ñuy remettre drapeau équipe nationale yaa nga fa woon daanaka bokkoon nga si ñu joxe drapeau bi bokkoon nga aussi suñu accompagner Lions yi loolu da nga am beneen mission d'engagement patriotisme wala lan moo la yóbbu woon foofu ba. sàcc wax la Ousmane balaa muy tontu laaj bi. dégg naa ko mënoon football la. bi mu nekkee Bango ak ko mënoon bëre. waaw. dëgg la de en tant que jeune moom. pratiqué nañ sport yëpp macha allah. waaw Lions yi bi ñuy dem Égypte dañ ma invité woon. ma ñëw vraiment voilà ñu gis ma ma def benn message ndax buñ ma gisee ñoom it buñ demee ñu gën a mën a xeexal seen réew. ñu xam ne réew mi daal war na jaral nit lu ne. su jaree nga dee bu jaree nga tuur sa deret nga def ko ngir réew mi voilà. moo taxoon ñu invité ma jour boobu keroog vraiment ñoom it mu marqué leen trop. voilà bi ñu demee Égypte à chaque fois veille match yi damay ñëw toog ak ñoom ñu waxtaan ba demi-finale bi Aliou Cissé daf leen dajale ñoom ñëpp ñu toog mu ne ma Sow kaay nga joxaat leen message yu fort ndax suba ñu gën a mën a rey seen bopp ma wax ak ñoom ba pare woo Cheikhou ne ko kaay nga tontu ko Cheikhou it ñoom it ñu ne ma depuis sa discours bi palais daf ñu jàpp suñuy lekk suñuy sport lépp suñ xel day nekk ci yow. kon source de motivation la daal jox nga ñu benn kii engagement boo xam ne daal tax nga daal ñu gën a mun a xeexal suñu réew tax nga ñu gën a bëgg suñu réew ñu demoon nit ci conditions yu métti Égypte su ma ne conditions yu métti mooy fii ak Égypte dafa sori 9 heures de temps fii ak Turquie defaat 18 heures de temps Égypte balaa ñuy dem Turquie balaa ñuy dem Égypte voilà conditions yi def naa 24 heures yoo xam ne su ma sama prothèse yi loolu réew mi moo ñu ko jaraloon demuñu woon pour tourisme wala pour xaalis wala pour leneen mais dañoo demoon en tant que ay ambassadeur réew mi parmi tant d'autres bëri woon nañ voilà pour réew mi daal moo ñu taxoon jóg bi ñu ñibbisee gis nga voilà ñoom président lu mu leen jot a defal ak loolu yëpp mais des fois nit da ngay war di def dara de retour nga bañ ci xaar dara man ànduma ak vol bi dama tardé defet bi moom a jàpp ma tëdd ndek ñoom dem nañ ci guddi gi mais juste après gis naa président mais waxuma ko lii den non dama jàpp ne man dama demoon ngir Sénégal daw moon pour uuti dara voilà loolu daal ku nekk ci ñun rek war nga fay war a féete réew mi des fois. jërëjëf pour jeexal rek comme defoon nga ko Lions yeeg yooyu te tey fi mu toll nii Sénégal gi ñoo nekk ci kii ak yooyu ndaw ñi xaw a tàng tuuti ndax appel bi mun nga koo def rek pour ñu tëj ban appel ngay lancer dans ce sens. waaw li may wax jeunesse sénégalaise bi mooy voilà xam naa ne métti na toog amoo liggéey voilà découragé. voilà dañuy découragé xam naa ci lu bëri parce que dëkk naa ak ay jeunes gis naa seen comportement ak seen situation mais voilà appel bi ñuy laas président lañ koy wax comme sortie bi mu def gis na ne dëgg na ne nee na moom dëgg na appel u jeunesse bi dëgg na leen te wax na it ay milliards yu mu wax pour ay financement pour jeunesse bi mu taxaw ci jàppale jeunesse bi voilà financer leen ñu liggéey voilà dimbale seen bopp dimbale seen waaju ndax dëkk bi neexul daal métti na. jërëjëf voilà may tëjee leneen nag. di wax son excellence le président Macky Sall ne ko. voilà réew mi moom lañ ko dënk. ñàkkul nag nit dana ñëw conseiller ko lii wala conseiller mais quel que soit conseil na xool li nga xam ne mooy intérêt réew mi mu jëfee ko moom lañ fal. na xool li intérêt réew mi mu jëfee ko te bañ ci déglu ñi nga xam ne seen intérêt personnel rek dóorukat yi profiteurs yi mu liggéey réew mi waaw ci jàmm voilà. def daal loo xam ne daal pour intérêt général réew mi yëpp la
bañ di déglu ay nit yoo xam ne dañ koy dugal ci guuta ci groupe des intérêts personnels cadre wala leen ak leen maa ngi koy lancé appel boobu mu moytu loolu waaw jërëjëf di leen di nuyu di leen di gërëm bu baax di leen di sant di nuyu Mouhamed Diallo nag su ma fi ñëwee yàlla ak moom la waaw maa ngi jégalu nag ci kaddu yi bu fekkee ne am na loo xam ne wax naa ko waruma koo wax wala juum naa ñu xam ne nit motul daal mais defar rek mu ñu taxoon jóg ak voilà jërë ngeen jëf jërëjëf Mouhamed kon mu ngi noonu li moo ne woon gane bët set tey merci Mouhamadou Moustapha Sow maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar encore une fois di la remercier ci teewaay bi di jéggalu aussi ci dérangement avec teel laa yëkkati bi di la bàyyi rek nga delluwaat ci njaboot gi